jot communiqué bi nga xamee ni moom la ñuy xaar mu nar a jógee ministère de la santé et de l'action sociale defe naa yegg si na coro dinañ leen ko jàngal wala ñu jàngal leen ko léegi mën a xam tolluwaayu Covid 19 bi au moment où nous parlons fii ci Sénégal et je le redis comme ni ma ko waxee démb ak bërki démb saa yu ñu xëyee rek lim bi malheureusement day gën yokku ci cas yu ñu am ñu positif fii ci Sénégal. Malheureusement El Hadj dafay gën di yokku fan yi jëloon na escalier mais dafa mel ni tey jëlaat na ascenseur ñu ngi ci 130 cas yoo xamante ni ñëw na tey positif ci 1384 tests yu ñu def mooy li ñu doon wax sànq heure bu test yi yokkoo nombre de personnes yi nga xamante ne dañuy am jàngoro gi day daal di yokk ci 130 yooyu la nga xamante ni positif nañu 74 yi ñoo ci ñëw positif. benn bi nekk cas 74 yi mooy ay cas contact plutôt benn bi nekk cas importé ci aéroport international Blaise Diagne 55 yi nekk ay cas yu jóge ci transmission communautaire Guédiawaye Parcelles Assainies Saint-Louis ak Ziguinchor am ci ku nekk 4 ci cas yooyu le Liberté ak Mbao ak Mariste Thiès ak Touba am ci ku nekk 3 Dieuppeul Kaolack Mbour Ndofane Ouakam Tivaouane am ci ku nekk 2 Baobab Cité Kër Gorgui Kanel Kédougou Kër Massar Mamel Matam Mermoz Rufisque Sicap Foire Sokone ak zone de captage am ku nekk benn ci cas yooyu nga xamante ni moom moo di cas communautaire yi 137 patients ñoo wér ba fas yéene ñibbi ci seen ay kër bu soobee yàlla 43 cas graves la ñu am benn nit malheureusement ñàkkaat na bakkanam ci jàngoroy coronavirus bi mu fi duggee ak léegi on comptabilise 13 186 ci ay cas ci ñoom 8852 yi wér 275 yi ñàkk seen bakkan 4058 personnes ñoo nekk sous traitement actuellement ci structure hospitalière yi nga xamante ni élage ñooy jël en charge lépp lu jëm ci mbas mi fii ci Sénégal donc fàttaliwaat rek ñu gën a sàmmontewaat ak digle yi parce que xam ngeen ni amuñu suffisamment de place ni de matériel pour vraiment jël en charge ñëpp parce que ñu ngi doon wax ni am na lim boo xamante ne buñ ko rombee pour ñu faj ñëpp dina jafe donc aujourd'hui lim boobu noonu romb nañ ko am na ñoo xamante ni dañ leen di defal traitement à domicile ak yu mel noonu donc li ko gën a yomb rek mooy jéem a saafonte ak digle yi naam du loo xamante ne miin nañu ko torop mais bon on n'a pas le choix ci jamono bi ñu nekk. voilà on n'a pas le choix et ñu fàttaliwaat leen que li war ñëpp rek mooy respecter mesures barrières yi moo xam Sénégal wala bitim réew par exemple ils sont en train de souffrir à cause de de ce virus. Hong Kong par exemple yaa ngi may wax ni gisaat nañ fa ay cas réinfection Colombie même chose États-Unis Italie partout dans le monde en tout cas actuellement affaire bi daal dafa jël ascenseur bi comme ni nga ko waxee Thioro. malheureusement El Hadj parce que bu ñu demee fu mel ni Hong Kong par exemple fii nga xamante ne moom la appelé di wane nii Hong Kong dañu am ñoo xamante ni dañu amaat cas réinfection parce que souvent nit yi dañuy posé wu question ndax boo ko xasee ba am rek jeex na non parce que am ko ba pare ne veut pas dire que immunisé nga mën nga ko amaat ñu ngi wax ni ki nga xamante ne moom lañ ko amaat ku am 33 ans la ñu testé waat ko mu positif après mu négatif mooy wér ñu testé waat ko le 15 août ginnaaw bi mu tukkiwee ñëwaat mu daal di positifaat donc loolu tax ba ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wér-gu-yaram di wax ni il n'est pas amuñu dara loo xamante ne mën na certifier ni quand on a déjà eu le coronavirus ba ñu wér ci mënuñu ko amaat non donc ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko amoon mën nañ ko amaat maintenant li ñu xamagul mooy est-ce que anam bi nga xamante ne noonu la ñu doon contaminer nit yi noonu lay wéy ba yokkoo xamaguñu est-ce que li nga xamante ni moom mooy ñi nga xam ne dañu réinfecté waat dafa am loo xamante ne dina changer ci ni virus bi di nekkee ci seen yaram on sait pas encore parce que virus bi xam ngeen ko virus la boo xamante ne dafay muter chaque jour ak ni muy changer wee selon yenn saa yi dëkk bi selon population bi selon beaucoup de choses donc tey jii day baax li dal Hong Kong malheureusement mën na dal ci yeneen dëkk yu bëri yoo xamante ne nit mën na fa am coronavirus wér chippé waat virus bi malheureusement donc tey jii li ñu wax rek comme ni ko spécialiste yi waxee ci reportage bi mooy xëj na li nga zone d'ombre yi mooy est-ce que boo ko amee
ba wér ba amaat ko di nga mën a wàllaat ay nit est-ce que anam bi nga wàllee woon nit ñi ci première infection bi noonu ngay wàlleewaat donc yooyu yëpp c'est des études yoo xamante ni spécialistes yi ñu ngi nekk di ci penché wu pour mën a xool yan éclaircissement la ñu mën a andil population yi moo xam ci Europe moo xam ci Afrique mais li am solo ñu mën ko retenir mooy am ko wér être guéri du coronavirus ne veut pas dire qu'on est immunisé non même boo ci wéree da ngay jëlaat sa ay matuwaay parce que mën nga ko amaat bu ñu demee par exemple fu mel ni Colombie depuis 5 mois dañu nekk en confinement mais confinement bi fajul dara ci malheureusement coronavirus bi parce que ñu ngi wax ni aujourd'hui ils sont à plus de 541 000 cas yu positifs ak 17 300 décès yoo xamante ni am nañ ko et 2 mois auparavant avant ñuy dem ci li nga xamante ni moom moo di confinement bi ils étaient à 84 440 cas ak 2800 décès donc nombre yi dafa exploser ba nga xamante ni ñoom instant bi ils savent même plus à quel sens se vouer parce que foogoon nañ ni xëy na confinement bi moo doon nekk solution hélas nekkul solution parce que ñoom aujourd'hui OMS wax na ni bokk nañ ci dëkk yi nga xamante ni ils enregistrent le plus grand nombre de nouveaux cas par jour parce que ñoom ils décomptent des milliers de cas par jour ak ay décès yu nga xamante ne mën nañu dem à plus de 300 400 ba 500 décès par jour donc loolu lépp ay problème la yu nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel Pape Cheikh wax na ko sànq dëkk yu mel ni France dëkk yu mel ni Italie confiné woon nañu mu xaw a am résultat yu xaw a baax ñu déconfiné yëf yi xaw a doy waar aujourd'hui pooru masque bi c'est tout un problème gis nañ sax ay citoyens yoo xamante ne pare nañ pour yóbbu état bi ci yoon parce que dañ leen di wax ñu mettre le masque obligatoirement te ñoom dañu bañ loolu donc c'est des problèmes yoo xamante ni ko spécialistes yi di waxee lii tax coronavirus dellu ginnaaw élage bokk na ci vraiment rigueur ak yar bokk na ci lii tax xëj na virus bi mën a courbe bi mën a wàcc un peu ñu ralentir ni nga xamante ne noonu la virus bi di propager woo ci population yi. voilà crise bu mel nii musul am ci àddina man bëgguma ko woon fekkee li may bëgg kaa ak programme yëpp fekkee lu mel nii moom doy na waar ndax lépp a tëju dara mënatul dox et dëkk bu ne ak ni mu koy gérer malheureusement. ñii dañ ci ànd ñii duñ ci ànd ñii gëm ko ñii gëmuñ ko ñii respecté mesures yi ña ca des duñu ko respecté ni mu amee Sénégal ay récalcitrants wala ay nit yoo xamante ni gëmuñu ko bitim réew it noonu la bëri ay nit yoo xamee ni dañoo dem sax bay manifester ci yenn ci ay mesures yoo xamee ni ñooy liggéey ca seeni kër docteur jël nañu ko ngir ñu éviter lawuk Covid-19 bi mais en tout cas comme j'ai dit tantôt yàlla nañu dem ba ni ñu toogee démb ba mu yàgg waa Organisation mondiale de la santé wax ni feebar bi sonaloon Afrique di poliomyélite dañ na officiellement ci continent bi ñu dem ba nga xamee ni dina am ay autorités yu toog ni coronavirus bi gasi dañ na ci àddina loolee ñoo ngi koy ñaan donc c'est une information qu'on rappelle tout de suite aux téléspectateurs Thioro. voilà poliomyélite jeex fi nga xamante ne moom moo di ci Afrique xam ngeen ko yàgg na fi bëri na ay nit yu nga xamante ni loru na ci lu ëpp 40 ans comme ni ko Mamadou Ndiaye waxee la fi poliomyélite am ñaan ñu yàlla nag coronavirus moom am fi at yu toll noonu parce que dafa metti ak ni muy propagé woo ak yooyu aujourd'hui dem nañu ba xam ngeen ni amoon nañu benn programme bu ñu tuddee woon PEV programme élargi de vaccination bokk na ci poliomyélite mi bokkoon na ci feebar yi nga xam fièvre jaune diphtérie tétanos tétanos diphtérie tétanos rougeole yooyu yëpp ñu ko doon vacciner xale yi ak di leen jox ay gouttes périodiquement di jaar ci kër yi wala sàkku ci parents yi ñu andi xale yi pour ñu mën leen faj wala pour ñu mën leen jox seen ay vaccin pour mën a xeex ak feebar yooyu la aujourd'hui bu ñu demee ba OMS annoncé officiellement que poliomyélite fii nga xamante ne moom moo di ci Afrique amatu fi donc dafay nekk vraiment benn souffle boo xamante ne alhamdulilah rek la ñuy mën a wax parce que liste maladie yi nga xamante ne bokk na ci liy sonal Afrique dafa commencé quand même di gudd torop donc aujourd'hui ni nga xamante ni noonu la fi poliomyélite jógee bi nga xamante ni ku nekk ci spécialiste yi liggéey bi yàggoon na certes taxawaay bi yàggoon na ku nekk ak échange ak découverte yi nga xamante ne def nañ ko pour mën a vraiment jeexal feebar boobule ci Afrique mais à travers le monde aujourd'hui fi nga xamante ne moom moo di ci Afrique kaw poliomyélite moom rafet nañ njortu ne ko dootuñu ko dégg ndax kuréel gi nga xamante ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu wér gu yaram di OMS ñoom ñoo ko annoncé pour wax ni jeex na fi amatuñ ci benn cas te fi mu toll nii tembe loolu moom vieille doléance la wala xaw ma loo xamante ne dañ koy nettali la peut-être ci Afrique et que jeex na fi tàkk. voilà ñu war rek. waaw rechute beneen comme ni ñu ko defee ak Ebola récemment xam na OMS dafa joxe woon ne jeex na Afrique yàggul
après ñu gisaat quelques cas yu feeñaat fële ca Congo donc lii nag xanaa dañuy gën a ñaan rek mu gën fi jeex ndaxte am na temps nag bu lu yàgg ndaxte dernier cas yi ñu ngi ko doon seetlu ñu ngi ko mujjee gis Nigéria te y a 4 ans derrière boobu ba léegi 4 ans derrière ñu xool saytu bu baax comme ni ko waa OMS yi waxee que ni jeex na donc loolu kay ñuy gën a ñaan ñu gën a persister ci recherche yi mu jeex définitivement partout dans le monde parce que des na ba tey Afghanistan ak Pakistan donc dëkk yi nga xam ne tamit ñoom la ñuy seetlu ni polio bi ma nga fa mais pour Afrique moom jeex na tàkk loolu lu am na solo moom. d'accord léegi lu tax nga jël kàddu di répéter li ñu wax yi. non damay bañ dañuy bañ mu rebond amaat. rebond j'ai rien compris ci parole bi nga jël. moom lay cogiter. da doon wax ne deuxième vague yàlla bu mu am. yàlla bu mu am coronavirus wala. non polio la ñu nekkoon nga ne coronavirus. mais ñoom nee nañ la polio jeex na lu tax ngay ñaan deuxième vague. mais kaaw. mais yow kii baaxu la. taxawal Ebola yow ñu ne la jeex na fii Afrique nga bëgg ñu am deuxième vague fii pour que les gens tombent malades. non mais Ebola annoncé wu ñu fa jeexul. kañ. bon. Ebola musul jeex fii de. non Ebola dañ fi annoncé woon yàggul jeexul. ñu jékki-jékki gisaat kon yow ay waxi OMS gëmoo ko. non c'est pas que lépp accepté yow yaay Mamadou. mais musuma gëm sa ay wax OMS. OMS dañ leen officialiser rek mosu gëmuñu leen de à 100%. j'ai pas compris quoi. c'est pas grave. Voilà 10h28 merci Thioro. Allez on va prendre une petite